que gendarmerie ñu tudd ko moom mu war a doon kii déglu Cheikh Yérim. waaw loolu man dama ci doon xaw a saytu biig ak tey. mu am suma mag ju baax colonel Abdou Aziz Ndaw am bataaxal bu mu ci bind daal di xamal ne enquête bi boo gisee tey ji ñu jox ko gendarmerie. mu des biir gendarmerie. comme dañu tuumaal section de recherche. ñi jël enquête bi dem jox ko brigade de recherche bi nga xam ne ci légion de gendarmerie ouest bu Dakar la départ. mais la gendarmerie ne peut pas être jugée par. waaw mais maa ngi ñëw. non damay wax rek damay wax rek moom colonel Abdou Aziz Ndaw li mu wax quoi li mu bind quoi dégg nga moom noonu la ko expliqué. mais man dama ne. par élégance rek. mooy gendarmerie waratul woon laal dossier bi. voilà très bien. ma ñëw ma joxe benn exemple. Karim mooy sa chroniqueur bi. xam nga dañ ko téye fii. parce que dafa saaga woon le commissaire enfin pas saaga tuumaal ci li ñu wax entre guillemets le commissaire de Kaolack. du noonu la fi demee woon. mais ba ñuy ubbi enquête bi procureur dafa lànk dafa bañal police ne leen. enquête bi yéen doo leen ko yor gendarmerie laa koy jox. kon nag tey jii logique pour logique. moo doon enquête bi. ñu jël ko jox ko police. xam nga ndax lan parce que Abdou Aziz Ndaw li mu wax. ci wàllu droit. dëgg la mooy que gendarme yi ay militaire nañu. police mënu leen entendre mais si police mën na leen entendre bu dee dafa am une commission rogatoire bi nga xam ne wala une délégation judiciaire bi nga xam ne juge moo ko autorisé. jox na ko police. donc tey jii bu ñu bëggoon wax ji. mu leer nañ. mooy que gendarmerie da ciy génne boppam. ñu jël enquête bi jox ko police ñoom ñu mëne enquête bi gis nga bu boobaa suspicion yi mu nee di jur nii ak conflit d'intérêt yi nit ñi di soulever. kenn du ko soulever. est-ce que gëm nga ni dina leer parce que ki war a leeral lu ci tudd le ministre de la justice te mooy patron procureur bi koy déglu. bon dina leer wala du leer xam nga toujours est-il que man fondamentalement dama gëm yoon dégg nga dama gëm yoon même bu dee effectivement sunu yoon fii ñëpp xam nañu mu ngi soox yu metti sax. mais toujours est-il que pour mbir yi leer. il faut que mu am ay nit ñi nga xam ne c'est des hommes de valeur yi nga xam ne ñu gëm seen liggéey te ñàkkul su justice Sénégal dégg nga ministre de la justice xëy na mun na teg loxoom ci ndodd procureur waaye mënul teg loxoom ci ndodd ay juge dégg nga léegi nag comme ni ko président Abdoulaye Wade doon waxee c'est-à-dire justice aajowul ñi leen di bindal indépendance ku ci nekk ci ñoom. sa indépendance su bopp yow yaa koy fabriquer. xam nga tey jii fi ñu toog nii. dafa am ay charte yu ñu tënk. mais liberté ba nga xam ne ku nekk ci ñun am na ko. yow yaa ko forger sa bopp. donc loolu moom tamit la ñuy xaar ci juge yi mais à la kuli al affaire bi c'est-à-dire pour l'honneur de la gendarmerie. il faut que wax ji leer. parce que tamit on parle de 4 milliards. il faut que wax ji leer waaw. waaw man de li may wax mooy xam nga man journaliste yi Pape man benn affaire moo nekk sama kii ak ñoom tamit pareen saa yi parce que bu ñu nee journaliste du wax source am mais léegi bu dee journaliste dafa sos wax loo xamante ni wéru te ba noppi tënku nañ ne journaliste du wax source am kon loolu du am benn daan boo xamante ne bi tamit war na dal ci kaw journaliste ba parce que bu ñu làqatoo rek ci du wax source am est-ce que loolu tamit non daan moom waaw ala kulli yàlla ay sénégalais nañu ay justiciable lañu. waaw faw ay daan di dal ci ñun parce que tamit mënuñu ñun érigé wu en justicier lu dëng ci dëkk bi ñu wax ko lu taxawul ñu wax ko ba pare du ñu nangu ñun ñu ñuy teg ay daan il faut ñu nangu ñu ñuy teg ay daan. waaw mais loolu doon wax source am léegi nan la ñuy mën a xamee ni foofu laay ñëw noonu. xam nga source bi tamit. waaw dafa am lu ko yoon organisé. c'est-à-dire da leen a tey jii saa njóogu bu bindee lii wala wax lii pour intérêt public la intérêt Sénégal lañ la wax. c'est-à-dire tant que juge bi mu ngi mën a déterminer intérêt Sénégal. mooy que yow may nañ la nga protéger say sources. dégg nga mais am na la nga xam ne soo ko bindee wax ko sa bakkan c'est-à-dire sa nafsu bakkan. non loolu amul protection des sources. c'est-à-dire dafa am li nga xam ne tamit ce sont des atteintes graves. mais juge bi nan lay mën a xam nga tey jii man li ma mën a wax. mooy am na ay journalistes yoo xam ne Pape ay dóorkat lañ maanaam dañuy
bàyyi tooñ waay saa yooyu. non mais am na quoi c'est que métier boo dem am na fa. c'est que métier boo dem am na. non mais am na ay journalistes yoo xam ne Pape. wax dëgg fa yàlla. ay dóorkat lañ te journalistes yi yéen ci seen bopp xamante ngeen ci seen biir. léegi nag yu mel noonu koo xamante ni kii peut être am na ñoo xam ne dañuy wax selon seen i intérêt parfois fu muy féeteeg affaire yooyu yëpp day am léegi li muy wax mën na ko solal mbubb moo xam ni day mel ni askan wi la. et pourtant fekk ne peut-être am na leneen lu nekk ci suuf ñu mel noonu léegi nan la ñuy mën a nan la juge di mën a xamee ni diw mi lii mu wax kat. c'est avéré. voilà loolu nan la koy mën a xamee quoi di ma manqué. waaw d'accord ma ñëw ci loolu mais balaa loolu may ma wax xam nga journaliste. comme beneen liggéey la. waaw. ci source ngay basé wu. ak ci information pour am mais dañu nekk ci réew mi nga xam ne. fii pour nga liggéey fii ci wàllu journalisme yombul li gën a yomb daal mooy nga nekk ci wàllu communication. mais bu dee journalisme nga bëgg a def surtout journalisme d'investigation. fii ci réew mi mënul nekk dafa jafe xam nga ndax dafa jafe. parce que ñun dañu am vocation lii gars yi di nëbb ñu koy génnee. ñoom nguur gi ak institution yi leen wër ñoom dañu am vocation li ñu naan bonne gouvernance transparence mooy maanaam lépp li ñu def dañ ko war a teg sur la place publique yow boo ko soxlaa nga gis ko man bu ma ko soxlaa nga kii bu ko soxlaa gis ko mais ñoom comme la ñuy def dara leeru ci dañ koy lëndëmal ba pare nag yow ñu ne la yow mi nga xam ne yaa war a uti information bi ci ñoom mais pour nga jot ci information bi yow c'est-à-dire balaa nga xam nga kañ ngay mën a jot ci information bi mooy nga bind ci ñoom ba pare ñu mën a génn tontu la mais fekk yaa ngi pare di bind information bi di leen woo pour am ñoom dara ci ñoom munoo fexe ba am dara ci ñoom nga jël exemple ay dëkk yu mel ni par exemple rapidement fii Mali bii Mali bii nga xam ne moo ñu jege wala Gambie bii journaliste lu mu fa soxla ba ci biir présidence da ngay bind ñu tontu la Mali Gambie bii sax Mali sori na da ngay bind ñu tontu la xam nga loolu mooy transparence de la vie politique et publique. mais nag sunu gouvernants yi doxalewuñu noonu. mais doxalewuñu noonu. c'est pour cela que yenn yi di am tout le temps. da ngay gis surtout gouvernement bi. fii saa yi rek coowu ay décret amoon nañ fi. lu day ni décret président de la république génnee ko. ñu ne décret bi dafa war a figurer publier dañ ko war a publier au journal officiel. ñiy wër décret bi. ba tey jii kenn gisul décret bi c'est-à-dire c'est extrêmement grave c'est-à-dire bu ñu mënee nëbb décret mooy que mën nañu nëbb ay milliards. mais imaginez tey jii yow nga soxla information. peut-être nga am benn source de bonne foi. mu jox la information parce que yàgg na la jox information nga gëm ko mu ne la nag bii yoon affaire yaa ngi nii lii mais voilà amaguma kayit yi wala munaguma la jox kayit yi wala lii laa la ci mun a jox mais xam nga ñun journaliste ñun ñëpp course à l'information moo ñu sonal kii sama source la il est de bonne foi yàgg na ma kii donc je publie l'information kooku mun na doon erreur mun na doon tamit indi li ngay wax noonu nga publier ko parce que toujours man dama koy wax ci formation yi may defal yenn reporters yi dama leen ne amul benn source désintéressée ku la jox information rek am na li tax mu jox la ko am na ci moom lim ciy séntu il a ñu sànq diw il a moom ci boppam mu defar ci affaire am mais amul benn source bi nga xam ne c'est désintéressé déedéet mënul ne damay laaj non dafa am Pape c'est que man dafa am benn affaire boo xam ne xam nga tey li nga wax nii man dama jàpp ni ci biir journaliste yi ba tey li nga xam ne moom laay gis quoi dama gis journaliste yoo xam ni bërki Dembo Ndiaye dafa am taxawaay boo xamante ni bi amoon nañ ko tey ñu ñëw mel ni nekkatut ñoom léegi sax dafa mel ni sax daanaka duñu ay journaliste xam nga tamit askan bi nga xam nga tey jii man li may wax fi mu toll gis naa journaliste yëpp ñi ngi nekk derrière Yérim c'est parce que dañu laal li nga xam ne mooy seen liggéey mais boo demee ci askan wi da ngay gis ñenn ñi dañuy jàpp ne Yérim dóorkat la woon tey mi ngi fii suba mi ngi fële mi ngi est-ce que crédibilité bi mu waroon a am ci askan wi tey jii askan wi peut-être ñoom ñenn ñi dañu jàpp ni ay affaire ama doxut moo tax mu am neneen nu mu waxee pour am lu muy yëngal lu mel noonu nga xam ne dugg na ci métier moom métier journaliste est-ce que loolu amut lu muy yàq ci seen métier bi est-ce que tamit seen kuréel gi ñuy wax non kuréel gi est-ce que tamit war ca xeex yu mel noonu nga xamante ne bii waa jërëjëf waaw en toute logique li nga wax dëgg la entendement populaire la mooy pratiquement la nga xam ne nit ñu bëri moom la ñuy wax mais
comme corporation la c'est-à-dire ñu bëri dañ ciy bokk ku nekk dafa am fooy jógee xam nga li ñu mën a gérer rek mooy l'essentiel mooy li nga xam ne moo ñu boole mooy liggéey bi. léegi nag yeneen comportement yi du ci ñàkk xam nga loolu du ci ñàkk. démb dama ciy waxtaan ak benn waay ma ne ko Ablaye Wade nous a rendu un grand service. parce que bi mu ñëwee si la diversifier presse bi. mais nag ci biir loolu il nous a rendu un très mauvais service. muy ban. mooy que wan na journalistes yi ni que mun ngeen am xaalis parce que néew ma temps wu PS amul woon ay ñàddaram ki tere yi ñu doon joxe de. mais ci temps Ablaye Wade. la affaire bi gën a jéggi dayoo. donc à partir de ce moment-là journaliste bi il s'est rendu compte que l'inspecteur des impôts wala magistrat bi wala diw su amee possibilité am kër ci littoral bi. su amee possibilité am kër ci VDN bi su amee possibilité dama passer vacances Dubaï. et tout man am naa possibilité boobu def ko parce que c'est l'argent public deniers publics parce que fan nañ ko jëlee du xaalis bi nga xam ne nguur gi wala ministre yi wala gi dañ ko jëlee seen poste di ko joxe ci kees dafa nguur gi dañ ko jëlee di ko joxe donc à partir de ce moment liggéey bi dafa commencer biaisé wu yàqu c'est-à-dire liggéey bi les gens nekkatuñu ci logique u informé logique u seen maintenir seen standing la ñu nekkee effectivement am na ñu bëri ñi nga xam ne logique boobu la ñu nekkee mais dama ne comme corporation la l'essentiel xam nga mooy lan mooy que essence bi mooy lan mooy le droit à l'information bi nga xam ne ñun moom la ñu siq ak askan bi ku ko def wàccoo nga léegi sa liggéey ku ko deful aussi bu subaa la ci dara rek nga xam ne yow yaa ko uti waaw man dama lay interpeller Pape ci ñaari question déjà benn bi aussi bëgg naa nga waxal ma gendarmerie fan la ñu sukkandiku ba téye wala boog Cheikh Yérim parce que man affaire mbiri émission MNF bi l'invité de MNF seetaan naa ko mais gisuma benn yoon mu citer la gendarmerie nommément xëy na dañ may wax foofu ni junj doy na borom xel te ñoom ñoo fa demoon boobu bëgg naa nga indi ci sa xalaat mais beneen bi mooy liberté de presse dañ ni c'est pour tout le monde tous les citoyens mais liberté de la presse c'est pour les journalistes léegi damaa bëgg ñaar yo nga ne la yow de seetaan sax excès bi. nee na gendarmerie. mais grand xam na li may kii xam na li may wax Pape bu ñu ci paree ci loolu. man boog dama def ni cité wul gendarmerie bi non même. man li ma seetaan boog gisuma ko ci. d'accord affaire xaalis ak ña fa wàccoon loolu laa dégg mais dégguma turu gendarmerie. non bu dee wax na ko aussi nga wax compter dañoo yeex. ña doon compter man laa dégg. waa gendarmerie la waaw mais mu ne waaw d'accord wax na ko waaw d'accord naa wax na ko d'accord kon waaw d'accord man pour man waxul loolu wax na ko mais léegi man li ma lay laaj mooy nga wax ñu rek leeralal ñu liberté de presse ak liberté de la presse c'est beneen bi mooy seen code de la presse bi ba tey dafa bloqué décret président bi ba tey mënul fexe ba signé ko te parce que benn point defe naa ni moo tax ñu koy traîner muy délit de presse bi ce qui veut dire que ni buñ ko signé woon Cheikh Yérim lii tax ñu téye ko duñ ko téye donc ñaar yooyu dama bëggoon nga leeralal ma ci comme kii nee na wax na gendarmerie donc boobu bàyyi ko waaw léegi liberté d'expression kooku constitution moo ko consacré pour tous les citoyens moo le na loo bëgg a wax da nga koy wax tant que la ngay wax porté woo atteinte ça wala porté woo atteinte telle institution kooku mooy la liberté d'expression léegi mu am liberté presse moom it presse mu nekk une institution bi nga xam ne qui est reconnue ci état yépp mooy ñoom ñi cëral leen information mooy maanaam tas xibaar jëmale ko ci askan bi kooku état moo leen ko reconnaître bàyyi leen ko c'est-à-dire ne leen yéen à n'importe quel moment boo leen yéegee lu xew ci dëkk bi wala dëkk sàngam war ngeen ci mën a informer les populations charte yi nag nañu teg encadrer ko pour que ngeen informer mais xam nga charte yooyu pourquoi dama ko waxoon sànq pourquoi mu jafe Sénégal mooy que état bi ci boppam moom moo dul jouer le jeu xam nga ka nga xam ne tey jii boo ñëwoon tey soxla ministère de la santé tey ñu ngi ci corona affaire Covid 19 bi nga ñëwoon bëgg a xam la ñu dépensé ci ay garab ak masque et consort mais da nga daw fii ba déwén doo jot ci documents yi léegi na ngay mujjee def mooy ut ay sources parallèles dem uti ko. comme amoo les bonnes informations. parce que ñoom duñ la ko jox. duñ la ko jox waaw c'est vrai. duñ la ko jox. yow loolu nga mën a def dem uti ko. soo ko utee nag nga publier ko
ilaa ñu démentir la. waaw ilaa ñu topp la. non topp bi mooy bu leen leeree ni ko yoroo ko. ok ñu topp la. d'accord mais bu leen leeree ni yor nga ko. démenti superficiel rek dañ koy poudre rek ci kaw bàyyi. mais décret code de la presse bi bu génnoon nga baal ma rek Omar. bu fekkoon président signé na ko boobu ba léegi ndax Cheikh Yérim lii dinañ ko toppee. non parce que point boobu jubóowu leen ci woon ak nguur gi. non délit de presse bi dérangé woon na leen. ci biir non googu ba léegi nii nguur gi du ko nguur gi di ko entériné. ah bon non nguur gi moom du entériné loolu parce que man am na ku ma ci doon waxal rek ba biig ci guddi. waaw daf ma ne non problème bi mooy que tamit il faut pas que ñu jël journalistes yi. daf leen des citoyens à part. waaw. mu ne ma dans tous les pays au monde. c'est vrai que délit de presse yi dañ ko relativiser. mais am na li nga xam ne tamit buñ ko dindee day nekk lañ naan épée de Damoclès ci nguur gi c'est-à-dire bu boobaa nag man tey mun naa taxaw. sos saaga def lu la neex. ñu teg ko ci délit de presse. Ouais. donc loolu nag mooy tax nguur gi du ko signer. ok waaw non ils vont pas signer. Ils parce vont que pas signer. duñ ko signer. bon léegi nag. kon de dina fa yàgg. waaw comme waa SYNPICS ñi ngi ci ñoom Bamba ñi ngi ci organisation yi ñi ngi ciy dox ba léegi. Man daal li ma yaakaar mooy ñu toogaat waxtaan xool nañuy intégrer affaire boobu peut-être que sax ñu xool ni ñuy reformuler affaire yi ba nga xam ne délit yi daañu xool nu ñu koy organiser mais dépénalisation bi de délit presse non gëmuma ko quoi mais kon jeex na mais benn sujet rek peut-être ñun ñëpp ñoo koy dundaloo te képp kii seetaan aussi ñor na la mooy ndox mi Suez bi muy ñëw di dem Sen'Eau mi ngi fi ndox amul Sénégal ñu bari jugoon nañ def alerte ay forum social Sénégal ñu bari ne woon Suez gënul tey ji est-ce que ñooñu amuñu raison bu ñu demee ba kenn mënatul am ndox te jusqu'à présent Sen'Eau dugalul ci nopp Sénégalais yi dalal seen xel ci ni dina leen jox ndox waaw mais ci wàllu Suez ak SDE bi xam nga dès le départ rek soo gisee démarche bi processus bi waaw mbirum SDE ak kii ak Suez ci njëlbeen bi rek ñi nga xam ne ñoo doon saytu affaire bi xamoon nañ ne que Suez mënul def lenn lu dul lii c'est-à-dire Suez bu fi indi woon leneen sax lay jaaxal nit ñi parce que boo ko xoolee déjà ci départ bi ñuy lancé appel d'offre bi dañ njëkk dem Suez perte Suez dafa perte ministère de l'hydraulique daal di ne waa SDE yéen de bett ngeen ñu xamuñu woon ni que offre bi ngeen préparé woo leen pour négocier waa SDE bañ ñu daal di dem Suez dugal recours bi di dem ba jur li mu jur nii moo ñu mujjee jël marché bi jox ko mais xam nga dafa am lu leer contrat bu dee da nga ko am dañ la ko jox mu lalu ci corruption am na li nga xam ni finalité contrat bi wala vitalité contrat bi ni mu war a amee du doxee noonu parce que lu bëri da nga ko joxe ci biir corruption néew ma contrat Suez bi dafa am corruption mais en tout cas une chose est sûre mooy que am na soupçon de corruption mooy que seetlu nañu ak balaa ñiy lancé appel d'offre bi Suez jënd na ay camion jox ko maire Saint-Louis te maire Saint-Louis moo doon mooy Mansour Faye moo doon ministre de l'hydraulique loolu rek c'est-à-dire conflit d'intérêt boobu rek tax na que ma ne y a un soupçon de blanchiment soupçon de corruption mooy benn ñaar ñu gañe leen ñu fexe ba dugal recours ba jox leen ko tey jii logique pour logique SDE prix bi mu doon offrir ak Suez prix bi mu doon offrir 30 francs de différence doxoon na seen diggante Suez moo gënoon ëppale ñu ñëw Suez toogagul at ñu ngi commencé wax ni dañuy yokk c'est-à-dire bokkul sax yokk bi bokkul ak prix bi nga xam ne moom moo taxoon ñu jox leen contrat bi de c'est-à-dire ñoom nee nañu dañuy yokkaat donc ji investissement yi nga xam ne ñoom moom nañu annoncé woon ni que dañ koy def leer na ma ni que investissement yooyu bu ñu koy def il faut ñu jëlee ko ci gafa citoyen yi mooy maanaam yow li ngay fay ak man li may fay ak keneen li muy fay moom la ñuy jël pour def investissement yooyu donc ñàkkum ndox bi c'est tout à fait normal ndax lan parce que ñoom dañ ko préparé woon boo gisee avenant dernier avenant bi nga xam ne moom lañ joxoon SDE dañ ne SDE na fi toog en attendant ñoom ñu defaru ñëw mais tey jii
ana ban investissement matériel bi nga xam ne moom ngay gis ni moom la Sen'Eau teg amu fi waaw amu fi donc ñàkkum ndox mi ci man li ma yaakaar mooy que 2020 bi ba ñu dugg 2021 daañu continuer di souffrir ci ñàkku ndox bi bu ñu paree ci ñàkku ndox mi nag daal di jëm ci yokkum ndox loolu moom dina métti ci population émission bi jeex na xajoo ci 30 minutes ñu bàyyi la nga tàggatoo day dellu si waaw kon nag maa ngi leen di gërëm di leen sant di fàttali encore Cheikh sëñ Sa Ndiogou sama billet Màkka bi fàttali ma ko ba léegi de am na ko de waaw man tam ma lay féliciter ci orange bi rafet na merci beaucoup macha allah tabaarkalla merci jërëjëf voilà ça moom wax fa dëgg yàlla tamit somo la waaw somo la sama tir waaw moom rafet na trop sëñ bi Omar Gueye maa ngi leen di gërëm di leen sant ak Fatou Dieng kon nag di leen jox dig daje benn rek non da ngay ñëwaat sous peu de temps incha allah boo leen ma soxlaa rek maa ngi fi jaajëfatee merci Pape Sané di journaliste doon administrateur site atlantiqueactu.com doonoon suñu gan kon Pape di la gërëm di gërëm ñëpp béti kon kaddu gaango jërëjëf moom ñu ngi koy remercier bu baax a baax grand bu disponible la waaye ñu ngi koy jaajëfal également ci pertinence bi lan ko soxlaa woon defe naa ni matale na yëpp sax la ñuy wax dañuy daal di dem régie jël suñu tampon India Show Fatou Dieng Sall wax lu mu indi tey Aïcha bu nu nammee indu bu mercredi rek ñu doyal Aïcha ñëwal. waaw ni nga ko waxee noonu rek lay demee macha allah jaratu béti di nuyuwaat rek sénégalais yëpp. waaye dinaan indu fii lii xay Sénégal xay dunia jitnalugo ko décrier Hamara TV Walfu TV आपका बहन आपका दोस्तों फाजी इंडो आपको देकर ये प्रोग्राम पुराना ज़माना के लिए और नया ज़माना के लिए और दुआ कर रहा हूँ सबके लिए दुनिया के हर खुशी मिले सबको bu ñu jógee foofu rek ajaratu dañu indil indu fii lii macha allah ñaari clipu indu Hamara TV mooy suñu télé di seen télé Walfu TV. ah da nga def woon beneen chaîne de télé la. Hamara moo tax ma bëgg mu leer. suñu télé gis nga ko xel-xelam bi fa muy dem waa Hamara TV Walfu TV suñu télé Walfu TV moom laay wax. waa kon buñ jógee foofu rek dañoo indil inde fii li nga xamante ne moo di ñaari vidéo inde muy Dafali Wale ak benn show bi nga xamante ne ci ñoom India show bi nga xamante ne mu ngi am en Inde ñoom Gitama di ko def ak ñoom Reka ak ñoom Silpa City lañ leen di indil ba tax na may laaj topp bu dee pare na rek ñu dem rési seetaan premier clip bi muy Dafali Wale acca ñu dem